enquête 221 ñu ngi leen di nuyu di am mbégte di dellu siwaat fii encore une fois indi leen seen émission bi ngeen préféré muy artiste sur la toile artiste sur la toile nag tey dafa indi benn artiste actrice la de cinéma mais ñu ngi ko njëkk a xam ci mannequinat Aram Gueye Ngom ñu gën ko xam ci Dior léegi Dior la mais ñu bàyyi ko mu nuyoo tout d'abord Aram nuyu naa la. Aminta fay naa la di nuyu équipe bu enquête 221 yëpp ak internet yëpp yi leen di suivre di nuyu képp ku nga xamante ni tamit yaa ngi suivre Dior nuyu naa la bu baax. voilà ñu am mbégte mu rëy di la dalal fii Arama voilà pour l'instant moom xam naa ne ñëpp Dior lañ la woowee ndax sa tur na bu tur. waa gis nga fi mu nekk nii Dior bi la nit ñi gën a wax. effectivement mais quand même yow sa première apparition dans le milieu du showbiz mi ngi nekkoon ci mannequinat. tout d'abord bi ngay doog a ñëw ñëpp dañ doon wax naan Lissa 2 rakku Lissa la rakku Lissa. Et pourtant tu avais besoin que nga imposer sa propre personne. mais ton image s'est collée à celle de Lissa comment ça t'a fait. waa au début ñëpp doon nañu ma jaawale ak Lissa ñi naan rakku Lissa la mais comme li may wax tout le temps Lissa sama mag la ci milieu bi du loo xam ne dañ ko bokk mais dañu nduroo yàlla moo koy def donc ça m'a fait un plaisir ñu nduroole ma ak moom parce que nit koo xam ne la ñëpp am nañ estime ci moom mu nekk nit ku bëgg boppam ku baax ku ñëpp respecté du coup bu may gis ñu may nduroole ak moom amul benn inconvénient ci man ça m'a jamais dérangé te du moom mës a dérangé incha allah. waaw mais bon du question que di la déranger sax mais quand même tout d'abord tu avais besoin d'imposer ta propre personne ni ma ko waxee. parce que ku ñëw ci milieu bëgg nga nit ñi xam la bëgg nga tey nga am sa benn carte d'identité. mais identité Lissa bi nga ñëw est-ce que tu n'as jamais fait quelque chose boo xam ne pour que nga démarqué wu wane ni yéen ñaar amu leen benn lien peut-être niroo yàllaa koy def. non mais nii la waroon demee nii la demee. garaaw xam naa nu mu demee rek. nii la waroon demee nii la demee de. waaw niroo yàllaa ko def donc bu ma ñëwee ñu niroole ma ak moom yàllaa ko def. mais quand même nag benn affaire amoon na mooy bu ñu daan seetaan mode tendance show yi nga daan tourné. dañ daan gis DJ Boubs daf la doon présenter avec une particularité. demoon na sax bu tuddee la xale bi comme kéwal Boubs bu daan yegg si ba si yow dala daan présenter ba mu avec enthousiasme dafa am na fa demee wala. demee fa nen liggéey lañ sekk c'est tout à fait normal dañuy liggéey ensemble mu nekk nit ku baax loolu la rek mais du leneen. pourtant amoon na ñeneen ñu fa nekkoon sekk ak moom liggéey de mais ni mu la daan présenté dafa dala beral loxo daal ñun beral loxo boobu ñu doon wax am na sax ñu naan Aram DJ Boubs dala doon jël. non liggéey bi la rek dañ doon liggéey rek. rien de plus liggéey la rek mu nekk nit ku baax nekk sama nit ñuy liggéey. ok jàmm lañu sekk. ok milieu mannequinat yaa ngi si woon inconvénient avantage yoo xam ne yow gis nga ko si yan la. am na ay inconvénients am na ay avantages parce que mën na la andil ay opportunité am na inconvénient ci kaw nga nekk ci xamoo li la ci dugal xamoo li nga ci bëgg xamoo fi ngay teg say tànk mais liggéey la comme yeneen liggéey yi mi ngi noonu te defe naa liggéey boo gis am na ay inconvénients am na ay avantages. waaw mais xam nga Aram tey lu si ëpp mooy quand tu dis xam ne la si dugal koo wax milieu mannequinat dala naan passion la. yow si sa ay interview yu bëri ku la laaj bi nga ciy doog a dugg tu disais tout d'abord passion la. mais est-ce que aussi mosul am ay problème promotion canapé parce que dañ koy dégg lu bëri ci seen milieu yow mosoo ko dund. non mosuma cee dund genre yooyu man moom gisaguma ci dara la ma jaaxal maa ngi sant yàlla bu baax. waaw c'est parce que peut-être dafa am ci ay loxo yoo nekkoon moo tax. waaw mi ngi noonu. voilà ay loxo yu wóor comme genre DJ Boubs. dama nekkoon ci loxo yu wóor rek yu ma encadré. waaye comme genre loxo DJ Boubs. non lu tax nga taamu ko ci. parce que nekkoon naa ci loxo yu wóor rek. ku ci mel ni Famara. xam nga ne kooku kenn du kii élément am Ibrahima Tra ñi ma yoroon ay Wutang Cissé dama nekkoon ci loxo yu wóor. ak ay loxo DJ Boubs ak ñooñu nooy bañ ko lu tax ngay bañ di ko si dugal. léegi nag bon bu ñu ñëwee ci sa intégration dans le milieu du cinéma. ñu ñëw il paraît que sa première série moo nekkoon Dikoon. genre xaw ma nan laa ko mën a tuddee da nga def da nga am na nu tubaab di tuddee ci mot bi transaction bu dee xaalis transaction la ñuy wax. mais transition Aram mannequin dugg ci série Dikoon ñëw joué sur rôle bon benn dame boo xam ne jóge France ñëw ak xaalisam am benn xale bu jigéen xaritam la rakam di way mu ñëw def nekk manager lan la Aram dafa kii quoi da ko téye. non du question Aram da koo téye li nga wax ni jóge naa ci mannequinat dem ci série
série loo xam ne la musuma woon xalaat ne dinaa ko mës a def waa Pikini production ba may xamante ak ñoom muy tonton Alioune ak madame Ndiaye ma leen nuyu au passage bu baax parce que bu ma egsee fii ñoom tam ñoo ci jàpp tout le temps tonton Alioune li may wax tout le temps moom moo may gëmloo ne mën naa ko à chaque fois mu may jàppale lu ñëw mu ne ma Aram mën nga koo def boo ko gëmee mën nga koo def donc moom bu may egsee fii ci la bokk ma ñëw ñu xam ma ci mannequinat ñu boole maag moom pour ma défilé leen ma défilé mu gis sama profil mu intéressé ko ci benn rôle dans Dikon mu proposé ma ko ma ne pourquoi pas donc bu ma ñëwee jox na ma benn rôle boo xam ne mooy li nga wax nekk naa benn xale bu am xaalis jóge France nekk ak Pama di liggéey ak moom dem ba ci biir daal di koy nopp léegi nag fallait que ma jaar ci ndey fi li noonu rek laa def. ok bon parce que même après série bi gisoon nañu foofu demoon nga ba benn instant nekkoon manager Pama après série bi on te voyait souvent yaa ngi woon ci Pama des fois amoon na soirée benn soirée anniversaire Pama sax gisoon nañ la nga jege ko comme si que da nga bokkoon ci staffam genre da ngeen jógee ci série bi continuer liggéey bi dans si carrière am wala. waaw dañu jógee ci série bi comme moom ci Pikini production moo ko produire ba ñu jógee ci série bi ñaar ñëpp Pikini la tonton Alioune ne pourquoi pas comme liggéey nañ ci série bi te gisoon na ne entente amoon na entre man ak moom ba ak staffam ñi daan ànd ak moom tout le temps mu ne pourquoi pas ma dugal ci donc jàppale na ma wan ma liggéey bi foofu ba ma nekk ak Pama di liggéey ci staffam moo taxoon tout le temps ñu may gis ci moom di ma gis ci ay soirées et tout. parce que si 52 PC yi bi mu koy def gis nañu spot yoo def. gis nañu aussi yu ci bëri da nga ko doon coordonné. bon parce que nag boo xam man je comprends pas da nga mës a liggéey dans le milieu de la musique ou bien parce que Aram dafa bëri ay facettes Aram mannequin Aram actrice Aram ñëwaat duggaat ci staff manager comme genre manageru artiste. waaw Aram moom mi ngi noonu Aram moom boo ko jàppalee rek day dem. li ma la waxee tonton Alioune moom moo ma doon wan tout le temps Aram bëri ko si mbart la quoi. ku ma puus ma dem boo ma dimbali may dem. donc tonton Alioune comme moom moo doon liggéey Pama mooy li ma la wax rek gis na ni am na loo xam ne xam naa nee na Aram boo ko ci jàppalee dina ci dem moo taxoon mu jàppale ma dugal ma ci ma liggéey ak moom moo tax tout le temps dañu ma mën a gis ci promotion 52 PC di ma gis ci ay soirées et tout. voilà gars yi aussi tamit nee nañu mooy ni nga jàppee woon coppateem noonu ci série bi. loolu dafa continuer nga continuer jàpp coppateem ba après série bi yéen ñaar yéen a ngi doon dund. ay waay mosuñoo dund. ah non Aram mooy ma bàyyi sa caaxaan. non non mosuñoo dund liggéey xam nga koy liggéeyal di ngeen jegeyantoo nit ñi kenn xamul tey jii kii see ñi ngi wax ci yow ñi ngi wax ci man parce que xamuñu la nit ñi li ñu gis dong la ñu mën a wax bu dañ doon gis Aram ak Pama ci série bi tout le temps après série bi ñu gis Aram ak Pama di dem doo leen blâmer ku nekk ak sa jugement bi ngay def ñi la jege mën nañ xam ne da ngay liggéey ak Pama ñi la jegewul seen ay jugement la ñu am te doo ci blâmer kenn mais du loo xam ne dañu sekkoon lenn sekkuñu woon lu dul liggéey man ak Pama liggéey la ñu sekkoon man ak Boubacar Diallo liggéey la ñu sekk jeex. bon pourquoi yow tout le temps sooy liggéey ak nit le fait que boo leen jegeyantoo rek nit ñi dañuy fi ñuy mujjee conclusion yi ñuy tiré mooy wax ne da ngay génn ak ñoom. waaw ku ñu lay Aram gis a l'habitude d'être trop proche avec ses collègues ou bien. non non du tout mais ku ñu lay gis ngay liggéey ak moom tout le temps ñuy tourné di leen gis liggéey bi leen boole ñu leen di gis après liggéey boobu ku nekk sa jugement nga am c'est tout à fait normal nit moo mel noonu nit moo mel noonu. voilà après Dikon si la Madior ak Dior ñëw. Madior ak Dior presque yow Dikon avant fin de saison bi fekk na sa rôle jeex. mais ci la spot bi commencé génn. Aram jóge ci Dikon amoon ci benn série ñëw nekk actrice principale ci Madior ak Dior c'est parce que tu es l'ami de la patronne ou bien. non non du tout loolu amu ci Madior Dior casting la woon monsieur Ndiaye def na casting am woo ma proposé ma rôle bi ba ma njëkkee woo ne ma dama am benn projet boo xam ne moom laay remplacer Dikon te yow laa gis comme actrice principale expliqué ma profil bu mu soxla ci man dama ko njëkk ne man rôle garçon manqué mënuma ko donc gisoon na ni bu ma dimbalee dinaa ko réussir mu ne ma dinaa la jàppale te di nga ko réussir loolu la def ak man dafa casting comme ñeneen ñëpp mu gis ne arrangé naa ko mais du loo xam ne dama nekk xaritam wala dama nekk xaritu keneen moo tax. non doo xaritu tonton Alioune. mais xaritu Ndeye Awa Lo nga. waaw Ndeye Awa Lo sama mag la. oui sama mag la mais c'est moom ça, du moom moo def casting. parce que Dikon amul woon casting moom nga xaritoo loon dugg mais ba aussi même bu dee casting la pourquoi pas yi pourquoi yow rek nga ñëw rek casting bi nga non jàll. mais ah ma nga aay. Dikon xaritoo moo nag moom Dikon dañ ma boole woon ak moom ndax liggéey moom sama profil du moom la intéressé monsieur Ndiaye la intéressé woon mais du question de xarit ñoom dañu professionnel de xool ñu ay xarit de. maanaam da nga aay kon. non non aayu ma dañ ma jàppale rek. ah dañ aayu ma la de bëri góob la mi ngi noonu bëri ko bi rek la ñuy puus.
voilà suñu ñëwee ci Madior ak Dior Aram début bi garçon manqué Aram moi je te connais ça a été un rôle difficile hein. waaw ça a été difficile parce que du loo xam ne xam naa ko. man ku ma xam ne du ma def yëfu garçon manqué. musuma ko fooyee musul nekk ci man muy ma nekk xale muy léegi donc li may wax rek liggéey bi metti du Aram équipe technique bi ci ginnaaw la c'était pas évident nga gis Aram war ko defal mu réussir benn facette ci garçon manqué bi donc moo koy réussir monsieur Ndiaye la ak équipe technique bi ci ginnaaw ñoom ñoo ma jàppale. Aram am na yenn parole wala yenn geste yoo xamante ne c'était trop réussi moi je dirais pas que jàppale la. jàppale la sax de Aram. non jàppale la. jàppale la damay wax ak yow na laan ay yaay faal. ah non Aram du ma def noonu ay faal. ay makkan bi liggéey la ñu gëm. waaw dañ ma ci dimbali. ok bon ñu après nag juste après garçon manqué bi transition bi facilaat. waaw mi ngi noonu parce que Madior gis na ma kay xam nga audi bi doon naa sagu tamit dama ko noboon di sagu xam nga jigéen bu la bëggee boo ko changé day nangu mu changé ma def ma jigéen ma nangu ko. bon nga dem dund et puis Aram aussi qui était trop proche à sa maman. dans la vie réelle. waaw dans la vie réelle noonu la. man sama yaay sama xarit la. sama complice ba ñaax ba ci turam lay jaar. ci turam lay jaar ku ma xam-xam na ni ma mel ak sama yaay donc moo tax dama réussir sama rôle boobu facilement. voilà même gis nañu aussi tamit benn instant amoon na genre benn complicité boo xamante ne c'était au-delà de la série. mooy que ni suñ lay xool ak Mariama dafa mel ni ay morom ngeen. waaw parce que loolu damay naan tout le temps du ci man ci Mariama la moom moo ñëw moo ma mag donc bu ñëwee ma ñeme ko ba réussir sama rôle ak moom jàppale na ma ci parce que nit ki nee naa fi mu bëgg nga yem fa nga koy yem am na loo xam ne bu ko ñëwee woon mel ko ak man du ñu réussir rôle bi ensemble mais bañ na ko ba man ak moom sax ba bu ñu wootante téléphone maa fi préféré la ma wax du ma jaar turam sama yaay laa koy wax ci série bi ñun ñoo doon nekk tournage ñoo bokk benn kër bi ñu dëkk man ak moom ñoo bokk benn lal bi ñuy fanaan ni ñu mel ci série bi noonu la ñu mel dëgg-dëgg muy man ak moom muy ay ñoom naar complicité bi am ci série bi moom moo am dëgg-dëgg bu ñu nekkee dans la vie réelle xamante nañu série bee ñu boole ñun ñëpp mais dañu mel ne ñu xamante avant. effectivement bon gis nañ sax c'est sa anniversaire pratiquement ñoom kese ñoom ñoo fa nekkoon. waaw sama anniversaire équipe Madior Dior kese fa nekkoon. ñoom kese fa nekkoon mooy li ma lay wax rek hormis film bi daal sekk nañ jàmm ñun ñëpp maak naar on s'est connu avant série bi parce que ñoo nekkandoo ci podium bi yàgg na moom it mu nekkoon sama mag ci milieu bi mu ñëwaat yàlla def ñu bokkaat benn plateau bi ñuy liggéey dafa gën a yombalal liggéey bi rek ñoom tam ñu nekk ay mag ñoo xam ne wan nañ ñu liñ ñu magee moo tax liggéey bi neex. voilà Aram disquette xale bu fashion mën a sañse def ay pose om la xëy suba rek ñu dugg ko ci dof. est-ce que xam nga ne noonu la ma jaaxalee rôle dof bi. waaw man parce que man mi doon ko seetaan jaaxal na ma xam nga yéen man kay da ngeen ñeme ay affaire chic choco tubaab lu konget lu nga xëy suba rek jël benn mannequin def ko dof. non bàyyil tooñ dañoo bëgg lu baax rek te du mannequin rek xale jigéen ñi léegi ñëpp ko bëgg lu baax xale jigéen dañoo bëgg lu baax de amul mannequin rek de léegi koo tasee sax yaakaar ne mannequin la. ñoom ñëpp ko bëgg lu baax man nee naa awma problème mu jouer benn rôle lenn rek laa dul jouer mooy la xam ne bu ma ko seetaanee ëllëg duma fier ci sama bopp. mais pour ñu wane ma nekk dof circonstance bi da ko laaj ku gis Dior ni mu meloon ak yaayam ñu xëy sama yaay ni mu deewee feebarul deful dara sama jour mariage sol naa ba nekk salon mu gaañu ku mu nekkoon yow di nga dof ku mu nekkoon yow di nga dof donc ça m'a pas dérangé mu jouer ko dérangé ma au contraire ça m'a fait un plaisir parce que xam naa ne lii leneen lu ma yee ci man la yaakaaruma woon ne man bu ma ko defee dinaa ko réussir moo tax bu ma nit ñi naan da nga ko réussir mënul lu dul neex ma ça m'a pas dérangé du tout ma jël sama perruque teg na le jël samay pose ongle teg na le bàyyi sama kanam noonu dérangé ma. oui parce que bon Sénégal dañuy gis à tout moment que xale jigéen ñi des fois dañuy am complexe yi génn sans perruque am complexe yi génn sans make-up et bon est-ce que aussi tamit rôle la bu ñu la octroyé dans la série mais nag dans la vie réelle est-ce que sañ nga loolu. dérangé ma dans la vie réelle génn sans sama perruque génn sans sama maquillage dérangé ma moo tax ma nangu ko jouer. Aram a confiance à sa beauté. non du loolu sax de du loolu sax. daf ma dérangé wul rek. ok nee naa la xale jigéen ñëpp a rafet. ndeysaan
bon dof nag metti na de aram. ah torop et puis sax dof bi yow doo doytu di ci amee los. sama fi yëpp ay metti parfois ma tourné ba ci yàgg ne leen sama yi day metti gaaw leen. c'est vrai parce que yow choix dof bi yaa si indi say feemu bopp daal mooy maanaam feemu mag los. man daal nekk naa tournage. def naa dof ba ci yàgg jékki-jékki de ko nekk samay mag bi ñu ne ma waaw kay continuer ko nag parce que lii mi ngi ci biir. donc aram kon ñàkkul ne dafa am dof yow yaa ngi suivre quoi mu neex na trop. mën na nekk de mën na nekk de. bu ñu desee ci sa carrière. tout d'abord joué nga dikkoon Madior ak Dior moom mooy sa première série ban série nga gën a sentir sa bopp xam ne bii nag yëg nga si ne am na lu doon nelaw ci yow yeewu la. dikkoon joué naa ci rôle bi ma ci joué neex na ma parce que rôle bu doon yeete la nekk naa ci koo xam ne au début ñëw naa jógee France am sama xaalis bon foogoon ni sama xaalis mën na jënd lépp dem naa ba ci biir xam ne loolu du àdduna ma dellu ginnaaw baax ba xëccaale ndey fili mu baax donc loolu jàpp naan tamit lu yeete la mais Madior ak Dior ci laa gën a sentir sama bopp parce que nekk naa ci garçon manqué jóge ci loolu nekk jeune fille bu normal comme ñëpp di solu di defaru après am ay obstacle dal sama kaw ma daal di dof nekk na yu bari yoo xam ne nee naa nekkoon na ci man te xaw ma ko woon peut-être jàppale nañ ma donc bu dee ñaar ñi te du benn fii actrice principale la fee dama fa amoon second rôle donc bii laa gën a sentir sama bopp. ban rôle moom nga xamante ne moo la ci gën a neex saa yoo ko seetaanee reetaan sa bopp. ci Madior ak Dior. waaw séquence bi ma gën a neex ci Madior ak Dior bi nga xam ne saa yi ma ko seetaanee mënuma koo muñ mooy daal jour bi may fayee ko ñëw naan sama yaay suñu association jaaykatu journaux yi. maa waroon teggi natt mi damaa bàyyi abu teggi natt bi loolu moom tournage ñëpp ko doon dee parce que ñëw naa teg sama fulla daal. waaw voilà mais ban séquence nag moo xam ne moo ci gën a émouvant. séquence bi ma gën a marqué bi nga xam ne dama ko seetaan di jooy mel ni du man maa ko tourné muy bi sama yaay gaañoo moo war a ñëwaat ci kër gi pour la première fois mu leen ma ne maa ngi ñëw te duma fa fekk sama yaay boobu waaw metti woon na torop torop même au tournage ba metti. voilà ce qui veut dire que Aram a un lien très 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 proche avec sa maman. waaw gis nga ku mu nekkoon yow noonu lay demee ku mu nekkoon yow noonu lay demee parce que xanaa ñun ñooy toog rek di ko fësal mais ku nekk rek am na fa la sa yaay féete ku nekk am na foo teg sa yaay ba nga xam ne keroog li ma dal ni ku mu ko seetaan ñu bëri seetaan nañ ko tourné wuñu ko du ñoom mais dañ ko jooy man nit ñu bëri interpellé nañ ma ci ñi di ma woo téléphone fu nekk naa man dama seetaan séquence boobu mais dama ko jooy donc lépp loo xam ne la marqué na ñëpp du man kase. am na si benn séquence boo xamante ne moom fii ba àdduna di tukki bu ñu la doon wax nga tourné waat ko da ngay bañ bal la. boo xam ne bu ma doon dama koy tourné waat ma bañ. waaw non amagu ci. amagu ci non non. voilà donc que Aram cœur à prendre. Aram amagul jëkkër. kon internet enquête 221 waa Sénégal Aram amagul jëkkër mais am na ko fi yeew sagarama. waaw mi ngi noonu. oui kon ñeneen ñi waroon ñëw bu ñu ñëwati. ah fi mu nekk nii daal Aram fi mu nekk nii moom am na yeneen projet mais dootul yooyu parce que pour man loolu daal tegee naa ko côté. fi mu nekk nii kon maanaam am na officiel bu fi nekk dama bëgg mu leer quoi. sa xam naa damay après dina am ñu may ñëw di ma naan numéro Aram te duma ko mën a bañ a joxe mais dama bëgg nga leeral quoi. waaw mais bu dee da nga leen koy jox da lay neex rek de mais nee am na ku fi nekk tamit. Aram ma xoolu leer xaw ni am na benn Aram nee na elle n'est plus un cœur à prendre maanaam benn officiel a ngi fi koo xamante xanaa nag léegi mu def fula. ah ñaanal ñu bu jotee day yomb. waaw mais yaa ngi ci dox. ah mais ñaanal ñu bu jotee dina yomb bu ko yàlla tuddee rek day am te dina gaaw incha allah Aram am na benn officiel bu fi nekk donc bu kenn ñëw quoi yéen ñëpp toog leen seen kër Aram am na officiel te bientôt dina def fula c'est bien ah. waaw ñaanal ma. Aram waxoon leer. ñaanal ma kii see. ah mën nga xëy sax ma yëgal la on sait jamais yàlla bu ko tuddee tey day am tey bu ko tuddul tey nag du nekk tey donc danga may ñaanal rek. waaw yàlla na ñëw jàmm yàlla na ñëw jàmm. waaw mi ngi noonu. voilà yàlla na ñëw jàmm Aram a des projets parce que nag tey mën naa dévoiler benn aspect ci Aram boo xam ne ñu bëri xamuñu ko mooy Aram dafay def make-up. waaw Aram nee naa Aram mu ngi ci lépp damay def make-up. maa ngi ci ay projet maa ngi ñaan yàlla ma sortil ko am na yoo xam ne mi ngi nekk en cours waaw. dinañ ci gën a xam dara fii ci kanam. ñu bëri dañ may laaj ne ma ndax da ngay liggéey ak Clara parce que dañ lay gis tout le temps ci salon. waaw Clara sama xarit la sama copine la yàgg na donc tout le temps damay nekk ak moom mais
waaw mën naa ne dama fay liggéey de damay make up fu nekk mais sama xarit du damay liggéey ak ñoom. liggéeyu ma ñoom samay soins samay lépp raffinage laa koy defee samay pose samay perruque lu ci ëpp foofu laa koy defee moo tax tout le temps nañu may gis foofu. ok donc on peut s'attendre à ce que nga ubbi sa benn kii nu mu tudd nu ñu koy tuddee sax sa benn institut de beauté. on ne sait pas on sait qui sait. mais xanaa war na mën a nekk say projet. mais maa ngi ci ay projet qui sait yàllaa xam. yan projet nga nekk par exemple. bari na ñaanal ma rek mu sotti bu sottee di nga ci gën a xam dara. ah yàlla na sotti. amiin dañ leen di gis aussi souvent da ngeen di ñëw nekk ci benn maison de production du ngeen fa ñëw parce que bi ñu tàmbalee après mannequinat bi nga duggee ci série ba tey Pikini rek lañ lay gis. est-ce que aussi tamit on peut s'attendre à ce que beneen maison de production ñëw jël la ci loxoy Pikini wala yow moom moo da ngay def comme ñeneen ñi fidèle à Pikini. non nii moom je suis fidèle à Pikini parce que nu ma mel tey ak ma nit ñi gën a xam tey li nekk ci man tey Pikini moo tax ma xam ko maa ngi ak Pikini waaw après di kon Madior ak Dior te lépp Pikini la donc ba nit ñi daal nañu ma bàyyi ak waa Pikini maa ngi Pikini ñeneen maison de production c'est très normal bu ñu la gisee nga arrangé leen dañu lay contacter mais nii maa ngi ak waa Pikini. ok te bu ñu la contacter di nga dem. boo ñeneen ñi contacter. waaw non maa ngi Pikini. yaa ngi Pikini aram bu Pikini nga quoi. pour l'instant maa ngi Pikini. ok aram bon on va parler d'actualité. fi mu nekk nii kontaan nañu sama joueur Sadio Mané. ah da nga bëgg Sadio. maa ngi ci numéro 10 bi. ah ok kon aram numéro 10 la ci àdduna. numéro 10 la. oui ana Madior gis nañ leen premier match Sénégal vous yéen a ngi nekkoon ci fan zone yi. yéen a nekk les premiers supporters. Madior mu ngi fi mu ngi fi. waaw yéen a ngi bëggante ba. waa gis nga ñu ngi bëggante bu baax. ci film bi wala ci vie bi. mais bañ wax ba ne Madior ak Dior. hormis film bi kay aram la. moom Alpha. moo tax Madior ak Dior ñu ngi bëggante bu baax. ok aram ak Alpha. non aram ak Alpha ay gain lañu ay xarit lañu ay complice lañu ay collègues lañu. voilà aram ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di la bàyyi nga tàggatoo. maa ngi lay sant bu baax Aminta di sant waa enquête 221 di leen remercier ci invitation bi di nuyuwaat di remercier waat ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi suivre Dior di ma jàppale mën naa ne vous faites ma force ñoom ñoo ma dimbali parce que sans nit ñi duma dara donc boo gisee nit ñi di la woo de partout di la suivre am ñoo xam ne ñi ngi bëgg wax ak yow mënuñoo wax ak yow te teewul ba tey ñu ngi lay gën a bëgg ñooñu amoo seen fay waaw mën naa ne ñun nit ñi ñoom ñoo ñuy dooleel donc maa ngi leen di remercier bu baax yéen ñëpp. voilà li lañ leen indiloon ci seen émission artiste sur la toile ànd ak Dior bu Madior ak Dior aram ci dikkoon aram dans la vraie vie ñu leen di dig daje ci beneen émission artiste sur la toile ak beneen invité merci beaucoup internet enquête 221